mbooleem ñi nga xamante ni ñoo safoo Walfadjri rawatina ñuy topp Grand Soir kenn kum ci doon ku ci ne ñu ngi koy jox cëram ak wàccuwaayam di ndokkeel ñëpp ci weeru sell wi nu ne muy weeru koor lépp lu nu ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala yàlla na nu ko nangul rama bala nuy gën a sori ay bés yi nu génn yenn ci ñaawteef yi nuy dégg ci réew mi ay doomu aadama ñu leen di dab di leen néewal doole di leen dab di nangu seen alal ba ci ñuy faat seen bakken ñu koy ñaawlu bu baax a baax di wax ni fa tubaar fakal loolu lépp dañ koy delloo ci njàngale mag ñi xel dem ci ku ci mel ni Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh Bëxru lu ci bëri waxoon na ko bàyyi fi dëxëñoon na ko ñu nuyu it waa R2G naka noonu muy Nicolas Cheikh Tidiane Gomis ak fa tubaar fakal invité bi nga xam ni moom lañ dalal muy Jaba ñuy ñëw it ci jotaayu làmb ji di yaatal ni ñu koy defee saa su ne maa ngi fi ak champion bi nga xam ni dafa bokk ci làmb su tuusee mu neex su bëree mu neex muy Gris Bordeaux tey nag Gris ñu war a dalal it beneen daanaan boo xam ni moom it bu tuusee mu neex su bëree mu neex muy Tapha Tine waaye laala ñu ciy ñëw damay ànd ak Gris ñu dalal ko Gris maa ngi lay nuyu. waaw Alioune maa ngi lay fay. jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar lu bari. jërëjëf ziar ci weeru koor gi di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf. di nuyu waa R2G yëpp. rawatina Cheikh Tidiane Gomis. sama sëriñ suma xarit. Nicolas maa ngi lay ziar lu bari. ak suñu grand suñu frère. ñu bokk Medina El Hadj Amadou Diaba. ñu yàgg ko tiitaroo lool. waaw kontaan trop. bokk ak yow plateau bi. Ramatoulaye. musóor bi rafet na trop. merci waaw beaucoup ñu ziar lu bari ah. di kontaan trop. chaque lundi di teew fii ak téléspectateur Walf TV yëpp. am contentement trop nag jàkkaarloog suñu invité muy Tapha Tine. di mbër boo xam ne wax dëgg yàlla wane na boppam ci làmb. am contentement trop jàkkaarloo ak moom li mu nekk suñu invité. di ziar ñëpp nag ci weeru koor gi. di baalu ñëpp àq. Pape Alioune kon ni nga ko waxee léegi rek. phénomène la gangrène la bu nekk société bi. rey accident yi. lépp ci comportement yu bizarre. ci télé bi. ngi dégg ay catastrophe yu bari yoo xam ne daanaka ko dégg ay jamono. ñu ñaan yàlla rek ñu changer comportement yi. gën a góorgóorlu état bi jël ay responsabilités ci yu bari. parce que tamit mi ngi bëgg ëpp. parce que tamit ça fait peur ñu ngi ragaloo nit ñi. mi ngi mel ni Sénégal amatul sécurité. te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla état bi. ñu ngi ñaan yàlla wax dëgg yàlla mu yem fi. parce que tamit ça fait peur suñu xale yi xamante ku nekk dafa mel ne da ngay tiit. te loolu wax dëgg yàlla ñun Sénégal yi mosu fi am. ñu ñaan yàlla yàlla ci yàlla sotti ndox mu seen. nga xam ne mu bañ a ci am. waaw jërëjëf. message bi am na solo Gris fa tubaar fa kàlla foofu ngay wax ñu ñaan yàlla bu yem fi état bi jël ay responsabilités jaadu na te dafa jot. ndax foofu dañuy delloo xel ci rahmatullahi alayhi Njaga Gawlo moo doon wax naan jikko yu jaguñu kon tolluwaayu jamono jikko yu jagul yal na yàlla jagal leen Gris ni ma la ko waxee champion bi nuy dalal tey boo ko tuddee sa xel dem Bawol mbooloo boo ko tuddee sa xel dem ci taq ci rib boo ko tuddee sa xel dem ci tuus ma waaye dem ci bëre ba kooku mooy Tapha Tine Tapha ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum Sénégal ñu nuyu ñëpp. jërëjëf. ndeysaan jërëjëf ndeysaan jërëjëf Tapha jërëjëf jërëjëf Soxna Rama kon jotaay baa ngi noonu ni ñu koy jàngatee kon dañ lay bàyyi nga doxal ba ci kanam mi ngi ko ma leen di jaajëfal yéen ñëpp Pape Alioune niñ ko waxee wax ngeen ko sax léegi
ci seen ndorteelu rek waxtaan maanaam ci seen ndorteelu nuyoo yéen a ngi koy wax mu aju ci li nga xamante ni ay faat bakkan la yu ñu nemmeeku niñ ko tàmmee di def tous les jours comme niñ koy waxee rek ci émission Le Grand Soir dañ leen di woon sax Walf Quotidien parution de demain bi mooy ëllëg naka ëllëg incha allah di ngeen ko gis ci kiosque bi mi ngi nii ci petit écran bi ñuy gis donc Walf Quotidien li mu titré mooy meurtre de Tamba les premiers éléments de l'enquête maanaam ci enquête yi nga xamante ni daal waaye takku der yi tàmbale nañ ko am na ci lu jot a fës bokk na ci annotation yi nga xamante ni moom la ñu gis ci une bi moom ñi il se serait agi d'une tentative de viol qui a mal tourné maanaam dañ doon jéem a yàkkataan xale bu jigéen bi ba mujjee nag faat ko moom mi ngi toll ñu ni nag suspect bi maanaam ki ñuy njort ni moom moo def ñaawteef boobule mi ngi am lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti at moom mooy suspect bi et puis ñu ni nag jege na waajur bu góor bu xale bu jigéen bi ci enquête yi nga xamante ni moom moo fësagum ñu ni téléphone portable bu Binta Camara ñi ngi ko gis nag ci waaj yi nga xamante ni moom la ñu wax ni moom la enquête bi fi mu nekk nii daal joxañ baaraam tuuma beneen ba tey ci une bi luñ ci mën a jàpp bokk na ci corruption présumée à l'I2AF Lamine Diack en piste pour le procès muy Lamine Diack nekk nag ci yoonu ñu àtte ko présidence de la commission cellulaire l'impossible accord boobu mi ngi aju ci dialogue bi nga xamante ni njiitu réew mi mi ngi ko doon sàkku ak kujje politique bi ak ñi nga xamante ni moo di kujje politique bi seen càkkuteef bokk ci ñu taxawal benn commission boo xamante ni daal maanaam ñi koy jiite du ñu féete fenn ngir rek ñu mën a amal boobule waxtaan beneen itamit toujours ci une Walf Quotidien parution de demain grogne à la SNHLM le personnel fustige un gaspillage fast track maanaam ay ñaxtu yu ñu seetlu foofu la ci société di kërub liggéeykaay bii di SNHLM personnel bi fi mu nekk daal ay yàqu maanaam ni nga xamante ni nag la ñu yoree kër googule dañu ne dañ cee nemmeeku loo xamante ni yàq lañ ko mën a duppee yàq nag fast track di wuyoo rek ci slogan wu njiitu réew mi fast track malgré son remplacement à la SN La Poste Siré Dia continue à prendre des actes de gestion beneen itamit appel maanaam ci titre une Walf Quotidien bi muy rek wàllum Siré Dia mi fi nekkoon DG directeur général bu Poste tey jii dañu ne naam yóbbu nañ ko fële nga xamante ni nag moo di PCA LONASE ñu ni nag son remplacement fii lay ci poste bi moom mi ngi wéy ba tey di teg ay acte maanaam yoo xamante ni dafa niroon ni moom mooy gérer ba tey voilà lu ni mel nag moom la ñu mën a jàpp ci parution de demain bokk na ci côté sport comme tey altine sport la ñuy waxtaani évaluation bilan de la saison 2018-2019 kooku Nicolas Mamanding Sonko sax moo ko signé mi ngi aju ci génération foot meilleur presque partout lu ni mel dinañ ci gën a xuusandi léegi mbokk yi li lañ leen indi loon ci parution de demain bi nga xamante ne saa su nekk moom la ñuy baaxee suñu téléspectateurs yi ñoom nag comme on dit Walf déjà une bi dafa nekk en avance du ñu def lu dul léegi ànd ak Cheikh Tidiane Diop fas yéene dugg nag ci waxtaan gi doore jërëjëf Rama kon ñu ñëw ci jotaayu làmb ji Gris Bordeaux li ñu koy sajje champion bi nu dalal tey muy Tapha Tine maa ngi koy wax sànq gaañ yi dañu ko na mu bëre ba na mu tuus mi xam naa waa Régis dinañu pareel tuusam bu ko defee ñu nuyoo ko ñu koy bégee mais Gris Tapha ñu bëri dañu jàppoon ni combat am taxaw na mook Ama Baldé am ñu njortoon ni jot nañ avance ba jouru combat Garga Mbossé Moussa Ndoye mu waroon na def face to face mook Ama Baldé après loolu it ñu gis mujjul foo xamante ni lu leer lu nu mën a wax la lan ngeen déggoo woon ak Pape Abdou Fall ci combat boobu ak lan moo tax fi ñu toll dara bees waaw jërëjëf Pape Aline jërëjëf Gris Bordeaux comme ni nga ko waxee noonu la demee suma agent mu nga nale Pape Thioune am na fu ñu taxawoon ci wàllu prix ne lii la ñu bu ngeen mënee lii ñu dem segg dem def feesu fees bi comprendre nga taxaw waaye après ñoom ñu yokkal ñu fekk si ñu ne ñu temps la ñu mën ñu toog di leen déglu ba léegi lii lañ ci ama xam naa dañuy ànd ak waa Régis bu ko defee tuusu Tapha Tine ñi nga xam ni ñoo koy bégee xam nga mbër suy bëre am na ñoo xam ni bëre ba da leen di saf am na ñoo xam ni tuus ma da leen di saf am ñoo xam ni dugg si ba am ñoo xam ni nag dañ la naan mburaakee ma ca gënal mooy boole lépp jox ma sama njëgu billet day jar def kon waa Régis jàngatu làmb bu am solo la dafa bokk ci làmb mbër mi ni muy duggee ni muy bëggalee supporter am laata muy bëre Tapha li la gaañi nam maa ngi ko doon wax sànq ñu bëri dañu njortoon ni du yàgg nu am ko ndax sa combat ak Ama Baldé dañu waxoon taxaw na blocage bi lan la ak fan la waaw moom laa doon expliquer sànq yaakaar naa un mois si ginnaaw avant ñuy koor ñu ci soow amul suur buñ ci waxul mais nag yàlla mooy dogale nu ko neex jaam bi mën naa def lu ne si àdduna mais yàlla mooy jël dara décision bu narul am rek du am
mais bu naree am rek day am quoi man foofu laa weer suma yëf xam nga promoteur bi ñuy wax Pape Abdou Fall moo ci taxawoon bëgg ko xam nga waxoon na ñaari camp yëpp d'accord nañ xam nga suma agent mu ngi nii toog moom waxoon na gars yi ba juboo xam nga mais itam lu walu am daal mënoo fexe bu mu am daal man noonu laa ko jàpp mais li am lan la dañu waxoon jot ngeen avance finalement lan moo ko yàq te dama déggoon ñu ne jouru combat Moussa Ndoye Garga Mbossé fi ngeen waroon def seen jàkkaarloo bu njëkk loolu fu ñu ko waxee ci làmb jàpp naa ni lu ci bari war naa mën a taxaw waaw mais xam nga combat lan moo koy taxawal mooy signature sa agent toog signature yi daw avocat yi toog ngir xam na li may wax ak staff bi seere ko parce que ay millions la quoi du ay caaxaan loolu rek bu amul moom combat taxawul quoi blocage bi tax loolu amul lan la donc promoteur daal moo yoru ay proposition moo ñëwoon wax ñu toog nañu déglu ko d'accord nañu ñaari camp yëpp d'accord nañ xam ngeen ak moom waaw li sax man xaw ma mais suma camp d'accord na quoi suma agent mu ngi toog mais ba léegi man xaw ma blocage bi lan mooy problème bi daal xëj na temps bi ñu ko waroon bëre il y a 3 mois xëj na moo xawoon xet man suma calcul loolu la quoi for nañ ci weewu nag it ñu ne combat bi dañ ko bëggoon dàq ba décembre pour bu ngeen jotee avance ngeen bëre ko déwén foofu it ndax indiwul ñàkk dégg waaw yooyu yëpp maa ngi ciy dégg mais ak lu ci mën a am toog waxtaanal day am parce que combat 3 mois du combat yoo xam ne da nga koy préparer 6 mois wala 7 mois non lépp toog waxtaan la daal ñoom ay promoteur la ñun ay mbir lañu yàgg nañu def ay événement xam nga ñoom yàgg nañu teg ay événement xam nga lu ci nekk rek dañ koy waxtaane boo juboo daal looloo ci nekk ngir jàngat bu am solo la yaa ngi dégg foofu it mbër mi ñu bëri jàpp ni am na combat ba ci staffam ay supporters am ñi koy bëggee ginnaaw bi ñu dégg nii blocage am na ban jàngat ngay def ci lu ni mel waaw Pape mbër moom buñ naan combat ba taxaw na comme ni ko Tafa waxee léegi rek tant que amul ñaari parties yëpp toog gis ñu contrat signé wuñu ça veut dire que dara taxawul mën na nag mën nañ am nag mbër ak promoteur mën nañ am accord verbal ci ay kàddu tënk mais d'habitude loolu taxul làmb taxaw comme ni la ko Tafa waxee léegi rek loolu ay xam naa ay accord la yoo xam ne entre technique wax ci kàddu mais tant que daal diggante mbër ak mbër avec le promoteur tant que tooguñu signé ay papiers lu leer ci contrat dara taxawagul te damay ragal tamit Tafa est-ce que li des ci saison bi est-ce que combat boobu xaj na fi non année blanche moom noyoo na ba pare yow moom xam nga ci dara gars yi nar a non ñi nar a année blanche ren moom bëri nañ trop sax loolu lan moo ko waral loolu non c'est parce que lamb ji booy xool ni bu doon doxee 2009 2010 marché dul noonu doxatul noonu booy xool mbër yu mag yi parce que ren ji ñi baali dafa bëri gars yu bëri amuñu combat mais loolu damay année blanche yow da ngay année blanche keneen ak keneen 2 mois suñu combat yi gars yi duñ ko ci pare man loolu bokk na ci li tax xëj na bëri wu ma quoi mais loolu problème boobu problème mu mbëri ren par rapport ak daawa di géej ak li ténor yi parce que ren boo xoolee. non pour loolu boo ko gisee exemple tey sponsor yu am doole yi ñu doon accompagner dematuñu. yéen promoteurs yi nangoo taxaw engagé carrément. ñu bëri dégagé wu nañ. waaw loolu bokk na ci li gën a kale bi surtout sponsor yu am doole yi doon accompagner litti bi newatuñu ci moom franchement. ay ressources téléphone la nag bëri nañ ci dëkk bi xam nga ñoom ñoo doon gérer affaire yi mais gisatoo leen. xam nga ñooñu dañ doon ñëw. épauler promoteurs yi teg ci xaalis bu bëri ci taabal ji pour ñu organiser ay lamb mais donc loolu amatul loolu mooy premier problème bi loolu la quoi mais foofu ban lan ngay jàng Gris bu foofu it lamb ji Pape Abdou Fall moo ko bëggoon waaw bëri na ay promoteurs yu ma engagé woon Thialis bëggoon na sa combat mais loolu ci kanam la ñuy ñëw ci bu Thialis ñu ngi woon ci combat Ama ak Tafatine bi waaw contre Ama moom Pape Abdou Fall moo ci doon dox quoi moo ko doon dox ok Gris lan lay def ci mbër yu mag yi nga xam ne ñooy yaakaaru làmb ji buy sooxe ba nuy def année blanche foofu lu mu mën a yàqal làmb waaw làmb boo gisee problème mu ténor yi parce que boo xoolee préparation combat ténor rek day durer ay 6 mois 7 mois ak comme ni ko Tafa waxee tout à l'heure rek tey préparer un combat ci catégorie bu ndaw bi moo gën a yomb fuuf ba pare frais comme ni ngay wax rek parce que tey léegi promoteurs yi am nañ problème sérieux boo xam ne tey duñu ko mën di wax à tout le temps mais ñun mbër
dañu parmi les promoteurs dañ ci am ay xarit am ñu jàmm am ci ñoo xam ne dañuy waxtaan suñu biir. ñoom ñu ñuy expliquer problème fondamentaux yi nga xam ne ñoom la ñuy dund. ci làmb ji parce que koo ci wax danaan tey dama bu ma tëggee combat bu mag su ma ko yóbbee arène nationale frais d'organisation. yi may fay laaj. cahier de charge bi may tegal dafa day diis ci man. kon man je préfère jël combat moyen yi yóbbu ko ci studio bi. te nag Pape quoi qu'on dise arène bi ngay dégg arène nationale bi coow li muy bari yëpp. mine de rien état bi wax na 32 milliards et quelque la fa def. mais tey bërki démb rek QG maa ngi dégg le ministre Matar Ba. maa ngi koy ziar lu bari waxtaan na fa développé na fa lu bari. ci wàllu arène bi mais ak lu mën a xew. arène bi bu amul bés yu mag a mag yi nga xam ne tey moom la ñuy sant ci làmb. ça veut dire que tey ñoom ñu échoué. bu ñu mënul jël en main arène bi sécuriser li nga xam ne tey moo ragalloo amateuru làmb parce que amateuru làmb dafa am public. tey bu ñu mënul sécuriser def li war vis-à-vis ñi nga xam ne tey ñoo bëgg dem à chaque fois di dem seetaane làmb yooyu. tey ba ay combat moyen rek ñoo fa mën a am. kon ça veut dire que tey te actuellement ni stade amitié gars yi ñu koy directeur stade bi nee na dootu ko joxate làmb. parce que am nañ arène. kon ça veut dire que war nañ jël ay moyens qu'il faut pour fexe ba làmb ju mag. làmb yu mag a mag yi comme un combat Eumeu Sène Modou Lo war fa mën a amee ak jàmm ak salaam parce que mine de rien foofu ay milliards lañ fa def. loolu bu ñu ko deful rek échec am na. waaw am na solo maa ngi ñëw ci waa RDC ñu joxe seen xalaat mais laataa may ñëw Gris arène nationale dama lay wax ne fi mu toll coow li moo ëpp jëf ji te fi mu toll jëf lañ ko waroon mën a gunge ngir jëmmal ko dafa foofu ban xalaat nga ci am. arène bi situation ni ñu ko doon xaaree ni mu ñëwee baax na ci làmb waaye ba tey jëmmalugul dara ci biir làmb. waaw pour man waroon nañu mën a gën a xalaat bu baax avant ñu koy samp. benn xam nga des fois ñu taxawal combat ñu ne bii combat xeju fii. ñu indi ko donc combat Gris Bordeaux Balla moo ci mujj. boo arène bi përe na ñu indi ko fii donc loolu problème la. xam nga promoteurs yi ñu ngi jooy à côté ñu ngi affaire yi dafa seer xam nga buñ ci tegee duñ ci génn. des fois première turbine bi lañ leen di jox des fois. loolu lépp ay problème la loolu lépp xam nga ña ko toog waxtaan avant ñu koy samp pour man problème bi foofu la nekk. waxtaan bi ci des mooy problème sécurité bi aussi. sécurité après bu làmb ji tase xam nga man foofu dama am ay mbokk yu ne foofu zone boobu yëpp. sama mbokki Bawol boobu li nekk ci parc bi foofu xam nga. des fois bu làmb tase ñoom dañuy obligé genn xam nga pour mën a aar seen buntu kër yi ñi ji te loolu lépp xam nga. rôle état la moom moo waroon a taxaw sécurité zone boobu yëpp. bu lam amee daal war nañu xoolaat daal métuwaay yi ñuy duggee foofu daal. pour kaaraange askan bi daal. kaaraange askan bi xalaat bu am solo la Nicolas par rapport ak li nu waxtaanee ban xalaat nga ci am loo ci tënk. non. Nico waaw mais Pape. non dama doon déglu ak beaucoup de patience Nicolas mi ngi ëppale de. mais beaucoup de pertinence laa doon déglu surtout yow moomu Gris Bordeaux li nga jot a wax. je pense que yenn acteurs yi sax warula ko xalaat qu'on puisse investir 32 milliards pour di gâcher. l'autre jàngat bi siy jëlee Gris mu ko doon junj sax par rapport au comportement des Sénégalais. bu dee dañoo nar a def parce que sport dañoo ne dañuy def feexal suñu xol seetaan suñu sport. surtout lamb ñu ko doon wax sànq. Pape Aliou yaa ko doon wax man bi may nekk Kolda bi ñu nekkee xale. da nga doon jël sio ngay duggee. ça tu vas puiser de l'eau nga dugg arène c'était des craintins qui ñoo doon ci habité. mais ne serait-ce que seen touche yi ngeen wax ça am na yoo xam loolu moo leen di yóbbu lamb. mais bu dee yow léegi da ngay ànd ak sa famille ou tes amis mu wër la nii votre sécurité n'est pas de mise. boo leen demee forcément leneen nga fay jëlee amul benn sens. tey yaakaar yéen acteurs yi yéen yi principaux acteurs yi yéen a war a mën a ñaax seen supporters. autres passionnés xam ni dans le sport la violence n'a pas sa place. et bu dee depuis 4 ans 5 ans il a été constaté que la lutte mu ngi reculer. c'est parce que dañoo nangu introduire la violence
dans les grandes affiches. Et dans l'arène. moo tax am na ñoo xam ne ragal nañu tey jël sa produit xeex am fa ragal nga jël sa njaboot ànd ak ñoom seetaan yi lamb parce que la man au-delà dóorante yi j'ai envie de demander à Tapha Tine combien pèse la vitesse de son coup de poing moo Bombardier maa ngi fàttali combat bu mën ma koon seetaan. ci kanam dinaa ko indi. mën ma koon seetaan. mais am na ñoo xam ne touche rek mënuñ di yóbbu. et là c'est la tradition sénégalaise. li muy touché man j'adore voir Tapha Tine danser. loolu c'est extraordinaire. J'adore voir Balla qui est carrément de chez nous. Balla Gaye 2 danser parce que carrément c'est la sonorité mandingue. mais bu dee léegi au-delà de tout gën a dem combat bi jeex voir Gris Bordeaux Tapha Tine ñuy waxtaan seen biir mu neex parce que c'est un peu rare on pense que c'est souvent des chiens de faïence loo xam ne waruñu daje. alors que c'est pas ça. ils sont dans une ambiance wax neex na malheureusement quand mu nekk boo demee Modou Lo on ne peut pas penser que Modou Lo war a mën a toog benn table avec Balla Gaye ñu waxtaan. parce que combat bu jeexee jeex na. alors je pense que cette notion là boo jour bi koy rax yéen lamb dina jëlaat place au niveau du Sénégal. mais Nicolas lamb ñi ci nekk di ko yàq ñooñu bokkuñu ci lamb donc da ngay xool kii ak Ama Sène ni ñu demee temps yi ni ñu demee bokk seen combat ban combat boo ko gënoon metti si combat yi. donc déjà benn lañ ñoom xalaatu ñu bëre si àdduna. donc ñun ñëpp benn lañ boo ñu gisee ñu nekk nii da ngay yaakaar ne mooy loolu. benn 30-40 minutes moo ñu boole ñiy yàq làmb ji bokkuñu ci làmb. donc ñooñu du ñu dagg sax biyee làmb dañuy pointé wu benn côté xaar làmb ji passé ñuy agressé ñu ne làmb ji la non du làmb ji du ñuy nekk ci biir stade bi sax duñu def loolu. non loolu mi ngi ci football sax maanaam tey Sénégal jikko yi moo yàqu. keroog dama am benn intervention bu ma intervenir ci agression yem ci ñii rek ay boy yu am ay 21 ans ay 20 ans dama ko xool sama yaram dafa daw bu ma intervenir woon femme bi boy yi dañ ko def du doy waar ay boy yu xale yu ndaw mën nañ ay 5-6 jàpp benn femme ni comme ça nii di ko indi ay jafe-jafe këf saagam di ko pour nga xam ni tey sport fépp fu mbooloo di daje boo xoolee tey football li muy am ci ay émeute am ay jafe-jafe làmb sax du ko am. pourtant làmb moo nekk nag loo xam ne nag bayre bi moom yaa ma gën a xam. mais yeneen sport yi ay football ak yooyu dégâts yi mu am depuis année yi passé làmb mos ko am. mos ko am. mais tey loo gis fu mu ay mbooloo daje rek am na ñoo xam ne seen intention mooy seetaanuñ àndu c'est des bandes de copains yuy joxante rendez-vous bërëb sàngam. des milliers de gosses yoo xam ne dañuy joxante rendez-vous comme yow di nga ñëw ni séan ci làmb dagg sa billet ñëw toon séan ay bande de copains ay bande mafia joxante ay téléphone wootante bu làmb ji tasee ñu def ay chumal lu ñu romb ci mbedd bi yow un étranger bu comprendre dara wàcc gaaru boo maraîcher bi xamoon ndax làmb am na amul nga yor sa téléphone yor sa ordinateur yor say bagage gars yi dañ lay romb wat la ba nga set wet lu ñu romb raxas ko loolu léegi benn épidémie la bu nekk ci dëkk bi agression léegi da ngay gis kuy agressé koo xam ne sax nga xam ne kii du agresseur parce que gis na ni kii téléphone bu mu ko këfee léegi tey mën naa ko dem jaayi benn 100 000 francs dafa ci samay soxla loolu nag il faut que état bi jël ci ay matuwaay yu mat sëkk ay sanctions yu ferme yu méttee métti parce que jikko yu ñoo yàqu Sénégal jikko yu mooy yàqu te état bi wax dëgg yàlla bu ci dugalul loxoom comme il faut non Nicolas message bi am na solo Gris foofu dañuy ñëw ci Cheikh Tidiane Gomis mais foofu nga ñëw ci ndaw ñi xale yi nañuy nangoo sonn ku bëgg teraanga da nga war a nangoo sonn loolu it na ci xale yi di bàyyi xel bëgg teraanga ñeme noflaay mënta ne Cheikh Tidiane waaw xam nga man damay ñëwaat ci capacité wu arène nationale bi nga xam ne dafa poser problème yéen ñaar ñii ay mbër ngeen gis nga wax dañ koy ñëw waaye yéen ñi toog fii ci wax bi da ngeen koy daw yéen ñaar ñii yéen ñaari mbër ñii wax ji waaw dégg leen ma rek yéen ñaar da ngeen di daw wax ngeen nit gis nga góom dañ koy laal góom dañuy naan lii dañ koy laal da koy raas faj waaye nekk di koy raay ak nag yow wax nga ci tawaatema waaye le vrai problème xamal ne que mu nga commencé ci faisabilité ba bi ñuy tabax ci arène bi xam nga fan la ñu faussé fan la nguur gi faussé mooy bi muy tabax te woowul acteurs yi pour laaj leen seen xalaat
acca léegi wax dem leen laaj ngeen mais moom laa la wax man moom laa la wax sànq nii. non may ma tabaate dama ne gis nga loolu biñ koy tabax parce que man mënumaa comprendre ku xam culture lutte sénégalaise lutte sénégalaise nga xam nu mu bindoo yow tey jii ngay tabax kii ngay utal vestiaire mbër dafa xam vestiaire nañu waxante dëgg non attends dëgg baa ngi noonu mbër dafa xam vestiaire tous la xam bëti di kii waa dem loolu la xam vestiaire dafa xam vestiaire nga naan da koy tabaxal vestiaire faussé nañu waa attends may ma version dafa àndul sax waa léegi may ma dafa àndul sax ak mbër ak bëre voilà très bien version vestiaire c'est pour les joueurs voilà loolu laa la bëgg a wax non attends may ma uy ma gii yow tamit sànq mënoon nga ko waxoo ko noo noppi rek dégg nga dama ne loolu laa leen bëgg a expliquer ci loo xam ne moo am bi ñuy tabax stade bi ñu koy tabax laajuñu waa làmb ji dañ leen di woo ne leen kaay leen dañ leen di tabaxal naka ngeen gisee nu muy demee ñoom ñu wax ci seen xalaat ñu adapté ko ak suñu culture lutte waaye li ñu def nii xam nga lii pour lan la pour football la wala pour basket la wala pour kii la du pour yéen ba pare waxuñu xamuñu capacité les grands combats déjà damay jox benn exemple rek Tapha Tine Gris Bordeaux ce combat là xajul foofu nañu waxante dëgg xaju fa ay grands combats ay grands lutteurs lañu ñii boo leen di dem da nga leen di yóbbu stade Léopold Senghor ñii foofu la ñu xaj kon nag foofu la problème bi nekk te yéen ñii doo leen ko wax dégguma kenn wax ko même yéen Pape Alioune Sarr les kii traditionnel waxu leen dara da ngeen leen noppi bàyyi noonu affaire bi di dem ba ñëw ko au commencement yéen daal ngeen dem yéen ñëpp ñu yóbbu leen ca jour ba Macky Sall toog ngeen di tàcc wéy tàcc te deful ñu leen dara loo xam ne lu baax Cheikh mais wax naa la ci commencement bi waxtaan moo amul. Cheikh commencement bi waxtaan amul. Cheikh keroog bi ñuy def assise. waaw xam nga assise boobu assise bu tappale la woon. non maanaam bi ñu def assise tey boo xoolee débat yi ñu gën a soulever ak yi ñu gën a discuter parce que tey arène bi quoi qu'on dise rek defar nañ ko mais boo fa duggee di nga xam faay mënul ñàkk ay faay parce que tamit comme li nga wax léegi rek tey du ko chinois yi defar boo xoolee presque public gu làmb bu ñëw ci làmb ji presque gars yi amuñu habitude di toog chaise yi ay chaise yi am na ay faay chaise yi ay plastique la plastique la de un xam naa chinois yi ñu ngi ko natt ci seen bopp non ça veut dire que boo xoolee dafa rafet dafa xat nga bëgg boo xoolee chinois yi boo xamee xam naa ak seen tuutiwaay ñu ngi ko natt seen bopp te sax public gu làmb damay gis làmb am fa nga gis gars yi ci kaw lañu duñ ci toog ça veut dire que am na bu ko am làmb ju fa am presque 16 yu bëri dem na guy faatu may mais comme li mu wax nii am na ay failles te failles yooyu benn de un arène bi ñu koy defar dafa am na bras de fer au niveau des Pikinois de gauche à droite dañ ko fay def duñ ko fay def dañ ko fay def duñ ko fa def parce que boo xoolee fi mu situé wu question d'environnement la fi mu situé wu bu leen làmb yu mag a mag yi amee mais nag comme que def nañ ko foofu ba pare foofu mënuñu ko dégg di ko yóbbu fenn kon boog état daf ci war a jël ay matuwaay par A ou B parce que tamit loolu tawul état bi ñu fa dëkk ñu dëkk alentour li njëkk bëgg mooy nee na il faut ñu defal leen ko poste police jaadu na fa kon ça veut dire que yow li nga wax laay rejoindre parce que amuñu problème pour mën a développer comme il faut mais tey bu ñu nekkee di développer arène bi day jël presque émission bi te nag nit ñi nag dañu bëgg élage sama grand bi toog dañu bëgg mu xuusalu ci Lamine Diack bu baax parce que suñu papa la te li ñu amoon ci ay projet ak moom kenn xamul lu mu toll suñu papa la ñu yàgg ko bëggee xam njabootam xam li nga xam ne tey da ko instauré fii Sénégal mu koy tiitaroo tey bu ñu jëlee suñu temps bi yëpp di ko consacré ci arène bi te arène bi am na ba pare kon day jël émission bi loolu moo tax waaye li ci war a wax bari na. dañu wax ne échec la. li ci war a wax bari na boobu projet boobu échec la. nangu leen ko wax leen ko. président passionné pour la lutte qui est passionné. wax leen ko échec la. sport national donc dinaa koy seetaan comme ñëpp dinaa koy seetaan am sama far tamit Gris Bordeaux xam na fi ma far donc ñu daal kon c'est comme notre lutte nationale donc comme ni ñu ko waxee rek
ni nga ko waxee les acteurs waroon nañ leen si boole si projet bi ñu wax naka lañ koy kiwee man dinaa si dellu moo tax ñu commission des athlètes loolu tax commission des athlètes du CIO suñ si dellu si waatee nañ si waxtaan loolu mooy rôle athlètes yi moo tax mu am commission yu mel noonu parce que soo gisee commission Jeux olympiques su amee di ñuy woo athlètes yi ñuy représenté athlètes yëpp ñu toog même lal yi athlètes yi di tëdd athlètes yi ñooy wax lal lu ma ni la ñu bëgg a tëdd loolu mooy yoon. horaire yi la ñu war a compétition yi démarré athlètes yi am nañu seen baat parce que ñoom ñooy acteurs yi voilà. parce que ñoom ñoo tax nit ñi di dem seetaan yi Jeux olympiques athlètes yi sportifs yi ñoo tax nit ñi di seetaan yi mais waroon nañ leen si boole nag quand même ay tubaab a ko organisé ay tubaab la ay tubaab la noo nekk ci bopp bi tubaab xam na lu day anticiper mais loolu c'est faussé. mais ñun tamit war nañu anticiper war nañu anticiper c'est faussé de l'abord c'est-à-dire booy tabax dara fu ñoo xam ni c'est des acteurs comme il l'a si bien précisé ñooñu nga war a jiital ci loolu il l'a dit tantôt. loolu moo doon jaadu moom loolu moo jaadu question xeebaat bi nga xam mais mbër xamul vestiaire li ñuy def en l'ambiance man am seetaan ambiance moo ma gën a ñaari ñuy bëre je n'aime pas voir les coups de poing de Tapha Tine loolu leer na ma. Gomis mais j'aime le voir danser. Gomis non Sonko la Nicolas. waaw. Nicolas bu ñu ñëwee bi ñu di amee assise yi. gars yi di expliquer ni mbër yi seen cumbukaay ci versaire yi lay nekk teg affaire yi non mbër yi ci boppam débat lañ def loolu parce que ça veut dire am na ñoo xam ne ça veut dire que ñoom xamuñu ñi doon defar arène bi xamuñu sax culture Sénégal. voilà Gomis loolu doon wax. xamuñu ko sax ça veut dire que yow boo dem yow tey bu amoon grand combat tey gisoo cumbukaayu mbër gisoo butéel yi rek. waaw yow da lay déranger. mais man ça veut dire que ñu expliquer ñu ci assises yi amoon foofu assises de la lutte yi amoon foofu. assises dégg naan àggul. non àgg na. macha allah. ana conclusion assises yu. ani conclusion ana li ngeen fa jàppoon tënk li ñu fa tënkoon comme que loolu nga bëgg dama ne. ana li non ñu fa macha tënkoon allah oui ma macha allah. gis nga yow non bu ñu nee àggul mooy conclusion bi nga xamul li nga xamul. non franchement assises yi man. yow suñu consultant non ne ko foon. nekkal consultant. non mais ne foon. ah yaa ngi wax. yaa ngi foon non Pape Alé na ngi nii. yaa ngi foon on était en direct à la rajo laaj ko. maa ngi foon te Walfadjri laa fa teewoon. direct ki doon mën naa ko doon jël ci rajo bi ak télé bi. man maa ko doon jël en direct. en direct ah laaj ko mais yaa ngi foon. maa nga doo dégg non man maa ko doon jël en direct. kii boobu comme man damay laaj lan ana li ngeen fa tënkoon anu mu. li fa tënkoon. waaw non tënkoon am na lu ñu fa jëfe mais am na lu ñu fa jëfe mais lépp mënul mat non mais nag non mais Cheikh nag ba tey bari na mais si arène bi lañu si arène bi. am na lu ñu tënkoon ci affaire làmb la. non si arène bi non arène bi la ñuy wax waxuñu non Cheikh d'une manière générale arène bi rek reconversation des lutteurs amoon na bëri woon na ay points. war na ay points yoo xam ne loolu lépp mënul yem ci benn. non waxuñu am benn assise kañ la c'était au mois d'octobre. octobre ba tey ñaata mois la. mu ngi ci mai. mai waaw. am na ci lu avancé moom franchement mais am na ci lu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla. gris loolu warul jël 3-4 mois. conclusion. comme ni mu lay wax ci gestion nga xam ne ñu sport. on va avancer Sénégal un xam peu nga yaa ma gën a xam yow li. Nicolas on va avancer un peu comme ça il va vous remettre la Tout à parole. fait. Pape Alioune waaw. waxtaan bi li ma ci tënk rek mooy par rapport ak assises yi li ñu fa waxtaanee am na lu ñu jëfe mais it bari na yoo xam ni dafa des parce que it li ñu fa waxtaanee ci biir li ñu war a def bokkoon na ci sax gestion arène nationale bi ba fi ñu toll joxe guñ ko ak yeneen ponk yoo xam ne day jël lu bëri ci émission bi mais Rama ma tëjee foofu bu ko defee ma bàyyi la nga wéylaat ak waa RDG sànq jotaay bi di ñuy waxtaan ci làmb ñi ngi tudd violence jàpp ci comme li nga xam ni xaw na tax làmb sooxe mais violence bari na sport yoo xam ni boo demee ci yeneen xeeti sport da nga ko ciy fekk làmb lii problème am damay faral di wax saa su ne nañ ciy bàyyi xel sponsor mooy jafe-jafe làmb promoteurs yi ñu leen di nuyu ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu am nañu jom suqali nañu làmb mais bi fii sponsor yi di teg yenn somme yi ay sponsoring 100 millions 200 millions nin ko doon xëccoowee moo baaxul jox nga Gris 200 millions jox ma 150 ma defal la lu ni mel dafa laaj 100 millions def lu ni mel mais su déwénee société boobu dafay wàcce budget teg 75 millions xool bu ko réussir day tegaat 50 kon tey jii bu nu ko valoriser mu yéegaat te xooluñu nu nu koy defee mu set dafay sooxewaat rek loolu kon nañ ci liggéey buñ ci bëggee jariñu ci làmb làmb ji ñaareelu ponk bi ba tey dañu koy wéyal ak champion bi nga xam ni moom la ñu dalal tey muy Tapha Tine borom tax ci rib waaris yi xam naa da ngeen nuy pareel combat Tapha Tine Yékini Junior loolu it bokk na ci ndam yi nga xam ni moom la mujjee am bu ko defee ñu bégal te ko ñiy béggee Tapha Tine
wéel ak moom ci jotaayu waxtaan dafa gis naa it liggéey bi Bawol Mbooloo defaraat nanu dafa changé na staff gën na yaatal ci biir changé staff bi yaa ngi ciy liggéey ku ci mel ni ak Papa Thioune ak El Hadj ñoom it ñu leen di nuyu ndax yàgg nañu ànd ak ku am ndam doon ko doon seen waajur moo doon entraîné Boy Bambara kon loolu lu yàgg la Boy Bambara nag su ma ko tuddee foofu da ngeen may ma rendre ko hommage ndax sama papa la ñu dëkk ñaari tali lu ne ci man ci wàllu làmb moo ko ci def ay jamono dafa jël écrit ba jox ma doon porte parole am fu muy dem jox ma kàddu ne ma loo fa wax ñoo ko wax kon yal na yàlla fëgg boppam yal na yàlla fëgg boppam njabootu làmb ju leen di gën a lancer appel ngir ñu jàppale Boy Bambara Luc Nicolaï mi ngi ciy def lu rafet ñu ngi koy rafetlu yàlla na ko yàlla mottali muy lu baax it dañ koy roy ñeneen ñi ko mën nañu ko jëfee dafa defaraat bi ak staff bi yaatal bi ban vision ngeen am. waaw defaraat moom boo gisee moom chaque année moom écrit dañ koy defaraat. parce que écrit day bëri coow ngir xam na ci dara. ba tax na des fois bu mbir bëree rek moo xam mu am ndam wala mu ñàkk ndam après coowal lam moom. day ñëw. bien vrai que sensé nañ fi président écrit xëj na taxaw yi xëj na moo des xëj na mais nekkul dara daal lu garaaw xam nga. Fallou Faye moo koy ziar ñëw nañu yokk ci Papa Thioune ak El Hadj xam nga ñëw taxaw comme ni nga ko waxee ay nit ñu baax lañu. seen papa la woon ak Boy Bambara ñu ngi ñaanal suñu papa Boy Bambara xam nga fa mu tëdd yàlla foog bopp bi mu jóg ñu ngi koy ñaanal bu baax écurie Bawol Mbooloo nag écurie la boo xam ne nii presque Tapha Tine moo fa nekk ak ay frère am ay booy Bawol fu ne ay séeréer sama mbokki séeréer yëpp ñu ngi ci xam nga ñuy ànd di liggéey bu moj ay xëy na nag ay booy ñoo ko kii mais chaque année bu ñu defee classement yi damay bokk ci 10 premières yi. dama ci 10 premiers yi. loolu la yàlla dogal. mu nekk ay xale yu am jom nekk foofu xam nga. di ko jaayante xam nga. saa bu ñu tuddee écurie ci Sénégal tudd leen. kon mun naa ne loolu sant yàlla la quoi. dama gis Tapha wane na boppam ci wàllu làmb dootul mbër bu ñuy présenté mais sa combat ak Yékini Junior da nga ciy dëggalaat sa bopp. keroog xeex ba la doon sóor. nga ñëw xeex bëre ndam loolu. am na yeneen buntu yu mu waroon ubbi donte am na yu mu ubbi waaye yaakaaroon na ni boo ci jógee rek leneen la ñuy wax keroog loo bëre waale ba am ci ndam boobu. waaw am na combat yoo xam ne lu mu métti waroo ko ñàkk quoi. waroo ko ñàkk dafa ma daloon ci sama combat boobu. waaw lu mu métti du ma ko ñàkk damay am ndam. ci ban combat la daal ak nga jàng ci lan. déggu ma. nga ne am na combat yoo xam ni lu mu métti waroo ko ñàkk. waroo ko dafa ñàkk ma daloon sama combat. boo ko ñàkkee rek boo ko ñàkkee rek day doy waar moo tax ma ñëw taxaw xam nga mënoon naa taxaw di bagaar bu métti mais def ma ko damay ñëw téye sama bopp comme que maa ko gën a diis du ma def rambax bu ñàkk combat bi bu ma ko téyee lamb jijee yàlla suturaal na ma noonu la demee quoi noonu la demee Gris am na lu mu bëgg a dolli foofu waaw Tapha combat bi nga mujjee bëre ak Yékini Junior est-ce que xamoon nga ni combat bu dangereux la woon ci yow. bon lu ma xamoon la mooy li ma expliqué léegi waruma ko woon ñàkk quoi def naa ci li ma war a def yëpp ñëw taxaw yàlla may ma ndam. fulaak fayda lu ma waay wax lu dul demal daan du ma la déglu. donc bëgguma ko mën a moytul lii wala leen ci combat boobu dama ñëw xuus jaar rek loolu laa gëmoon ñëw naa appliqué yàlla may ma ndam quoi noonu la demee. kon ñu ànd ak waa Régis topp combat boobu Tapha Tine Yékini Junior bu ko defee ñu wéyal waxtaan jotaayu làmb mbokk yi. Yékini Junior ndax dafay def combat rapproché bëreeg moom da yéen yegg naa ci xam dara Tapha Tine Yékini Junior mooy sànni mooy cokkaas noonu kon mooy déplacé wu Yékini Junior mooy dóor noonu gauche droite rocceeku dafa mépp dafa kor na ko mépp Tapha Tine Yékini Junior ñu ngi léewtoo Yékini Junior moo dóor noonu Yékini Junior ñëw na jël na Tapha Tine Tapha rasu na bàyyante nanu Yékini Junior moo féetee càmmoñ Yékini Junior moo dóor Tapha kor na ko waaye dóorul Tapha kor na ko dóor Tapha Tine ngay dóor Tapha Tine ngay dóor na ko mu tërëf ay la ilallah doole taxul jàmm ñu ngi bëree bëre bu rëy Tapha Tine Yékini Junior Tapha Tine Yékini Junior
Yékini Junior dem na lu muy wax ak entraîneur am dafa daf ko bëgg a kor xeex ak moom entraîneur ne noon ko na dellu récupéré wax ak coach bi loolu la noonu la demee man maa ngi si géew bi di ko xaar. fi nga koy xaar man gën nga am foofu pour bu ñëwaat. non bon dama dem si géew bi quoi sama coach moo ma fekk si ci biir. moo la fekk si waaw wax lu mu la wax lan la wax fii. bon séeréer la wax foofu baax na tegal sa tànk foofu. bu at bi soufflé doxaatal rek. jéem a mbay ñi ngi maa koy nuyu. d'accord ak ñoom Ibrahima Diagne Daouda sama coach yooyu. Ablaye Gueye nga war a gérer. arbitre soufflé ma doxaat. da ngay wàcc def écran rek. du am fenn fu mu jaar. comme que man maa ko gën a diis. loolu la combat bi laajoon suur bi. ànd ak ndànk-ndànk nag sinon waaw parce que moom lan lañu ko gëmloo mooy demal. sentiroo ko. non posture bi. c'est-à-dire athlète la bu gaaw boo xam ne nii moom lan la gëm ak lan lañu ko gëmloo mooy demal jàpp tànk waa ji te man bon maa ngi koy soor moo tax nangu ma xeex benn bagaar bu metti bi. oui parce que noonu la demee quoi damay ñëw def écran rek gis nga. mu mépp mel ni kuy dugg génnaat. waaw moom kut kaa kut na jàpp tànk bi rek quoi moom loolu la bëgg. Tapha la moo tax booy topp mbër nii doo ko dàq ak gauche te yow sa loxo dafa macha allah da nga njool. waaw mais xam nga comme que waa ji dafa xaw a gàtt suma kanam ñoom dañuy xaar nga def arrêt ñu mën a jooyloo pour jàpp sa tànk ñoom loolu mooy seen avantage si man. maanaam loxo bi nekk ci kanam. arrêt gauche bi waaw arrêt gauche bi la moo tax. pour nga ku koy jox lañu waaw. ok dàq ko ak gauche moo gën a gaaw pour mu ñëw nga jàpp. dëgg la maanaam ni nga ko toppee noonu comme ça noonu rek. parfois damay gis ngay topp mbër. doo ko dàq ak gauche. ok moo gauche bi waa ji mënu la ci bënn. mais damay gis nga topp ko noonu sans. écran bi ngay def nii sans nga dàq ak gauche. waaw non de suur bii dama moytu xeex bi c'est trop quoi. su ko si dana la. non waaye mais Gris waaw dama moytu xeex foofu am na solo jàngat bi nga ci def mais côté Yékini Junior ci ni mu ko waajalee ni mu jëlee bés bi ak ni mu bëree foofu it yenn saa yi mbër dina am ci géew engagement boo xam ne bu ñëwee. la mu yaakaaroon ak la mu fay fekk day wute. doon benn ya day dal mbër ci làmb. ban jàngat nga ciy tëgg. waaw Yékini Junior dafa stratégie bi mu indi ci combat bi. dafa méngawul ak li mën a inquiéter Tapha Tine. parce que boo xoolee yaa ngi xool mbër boo xam ne mu rasul. boo xoolee jàppante bi jàppante ak moom. comme nii rek mbër saa yu lu sutee boo jàppante ak moom nii. ëpp ko doole. te Yékini Junior d'habitude du bëree du def ay action di jaar ci flanc yi. parce que un poids lourd pour nga daan ko d'habitude da nga naan koy mbas. jaar ci poxotaan yi wala nga def ay yooyu moom loolu du bëre. d'habitude ku muy bëreel da lay boo xoolee épreuve de force. lépp lu muy def. boo xoolal Tapha boo xoolee kii un poids lourd comme Tapha nii. boo xoolee nekk ci wetam di def manœuvre yooyu ngay def noonu. de benn da ngay dépenser énergie bu bari. de deux doo ko inquiéter. ça veut dire que tey stratégie bu mu indi tey pour inquiéter Tapha. baaxul. ça veut dire que mënoon nañ ko ba pare moom d'habitude fausse garde la. te keroog maa ngi ko gis mu indi garde normal comme Tapha Tine. loolu posé na ko problème ci biir combat bi mais tamit parfois njuumte mooy tax nga perte combat. d'habitude moom combattant la ci ay combat boo xoolee dernier combat bi ñu bëree. mbër bu mën a jox combat àqal. mais tey keroog nag dafa ñëw fekk benn bulldozer bu taxaw rek topp ko. wax nga ko jàngat bu am solo la mbër bu mën a jox combat ak xam la moom it ñu koy encouragé bésu ndam bokkul ak bésu defet foofu it dina am ci làmb mbër yenn saa yi di nga waaj loo xam ni dëggal sa bopp ci noo xam ni boo ñëwee ci géew ba la ngay foog ak la ngay liggéey da nga fay fekk lu wute ak loolu dina feeñ ci combat dafa bi nga jógee ci lii gis nañu it sa combat ak Bombardier ñi ngi ko doon dox muy combat boo xam ni Pape Thialis moo ko doon dox Thialis moom it ñu koy duyu yokk na làmb ci làmb lu bari na combat yoo xam ni taxawal na ko daaw ba fi ñu tolluñ ci am yaakaar mais sa combat ak Bombardier Thialis bëggoon ko ñu bari it amoon njort ni day taxaw ñu gisaat blocage foofu bëgg nañ ci leeral ak it ñu dégg Tapha Tine Ama Tapha Tine Bombardier ñaari choix yooyu lan la da ngeen taxawoon pour ku ñëw ñu jël wala dafa bokkoon ci seeni calendrier bu ngeen amul lii am lii jël. non lépp waxtaan la woon rek. waxtaan ay ñetti promoteur ba ñeent yu bëggoon suma ay combat ñii ñu ngi doon wax contre Bombardier bi muy Pape Thialis. mais après déggaatuma. contre Bombardier li ko yàq lan la. non wax dëgg yàlla xaw ma en tout cas woo na ma sa combat waa ji laa bëgg mais après daal
déggaatuma ji waaw mais lim la waxoon daloon na sa xel pour nga jël ko bëri. li ma ragal ne ñoom moom la ñu daw mooy 3 mois yi des ci saison bi. man loolu laa ciy tiit chaque jour quoi. loolu laa ciy ragal ne xëy na préparation yi ak ñoom parce que ñoom dañuy taxawal combat yi bu pare dem uti ay budget yu leen jàppale. noonu lay demee parce que sponsor yu am doole yi leen accompagner neewatuñu fi. donc xam nga buñ ci dugalee seen xaalis ñoom xam nga te amuñu ku leen épaulé it xam nga day métti ji ñoom. mais da nga wax ne ma lépp waxtaan la. déggoon nañ Ama dégg nañ Bombardier. non côté Ama bi laa la wax. côté boobu moom pour man day taxaw quoi. pour yow day taxaw li ñu waxante woon agent bi mu ngi nii toog cun. waaw kale woon naa ñoom bu ñu joxante rendez-vous mais koo déggul. koo déggul doo ci mën dara waaw loolu la quoi. leeral ba am solo la ngir foofu la. mais Tafa lan mooy problème mu Tafa. non Tafa amul problème comme lamb ji aw ma problème fi gars yi nekkee. maanaam bu ma lay wax ci problème mu Tafa mooy. Tafa macha allah ak taay bi nga am. pour man agressivité bi war a nekk ci yow. Tafa man gis naa sooy début combat. maanaam man pour man da nga war a nekk agresseur ci làmb. ça veut dire que man pour man macha allah am na combat yu bëri yoo xam ne da nga ko ci am ndam. parce que adversaire bi da nga ko teg coono. ça veut dire que da nga ko agressé kurpañ ji tàkk. ça veut dire que combat yi ma gis yëpp nga am ci victoire te sonnoo mooy combat yi nga xam ne da nga ñëw rek marché ci kaw adversaire bi. kurpañ yi tàkk nga ko bàcc. mais gis naa la certains combats yoo xam ne da nga ci am ndam sax mais difficulté maanaam ni nga ci waree am ndam sax mu neex sax safeewu ko parce que da ngay ñëw bàyyi waaji combat bi maanaam di cons te man gis naa ay combat yoo xam ne arbitre day siffler rek nga mel ni tubaabu joor bu taxaw pourquoi loolu dafa bàyyi ko. non bàyyi moo ko sax xam nga des fois di nga tollu benn dynamique boo xam ne nii da ngay joxe carrément. exemple tey yaa ngi teglante ay 2 3 4 victoire. mais des fois Gris xam nga li may wax boo teglantee benn défaite xamul ba mu bëgg a doon téye boo ñëwee il faut nga téye sa bopp pour am ndam. da ngay ragal quoi. non du question ragal sax mais da ngay éviter lu bëree bëri parce que boo ko ñàkkee rek am na lu mu lay yàqal quoi. maanaam charge day am combat bi day am pression quoi. waaw loolu noonu lay demee. lu bëree bëri mooy tax am na combat yi da ngay ñëw téye sa bopp réglé parce que leer na ne boo ko ñàkkee moom da ngay pare quoi da ngay pare ji lam. da ngay nekk ci saako yi quoi. waaw noonu la demee moo tax xam nga am na combat yi da nga koy jox akam. yoot ndànk bu jàpp daan dem ñibbi. en tout cas man damay romb supporteru Tafa yeeg. waaye bool yeeg yooyu dañ naan man dañuy réclamer ni. Tafa agresseur lañ ko mës a xam. dafa war a delloo agression bi. bu arbitre sifflé non parce que macha allah mbër bu njoolee ça veut dire que adversaire booy bëre war nga ko ëmb. maanaam ëmb la rek dox sa kaw. ça veut dire que tu am nga ñaari chance mooy ëmb adversaire bi di marché ci kawam ak gauche. bu ñëwee nga jàpp ko mën nga kor ça veut dire que man pour man agression bi moom da nga ko war a indiwaat te loolu la supporteru bool yëpp mbooloo yëpp di xaar ci yow. non loolu kenn waxu ko loolu day ñëwaat. mooy li ma la expliqué rek bu fekkee da ngay jël encaissé défaite booy ñëw da ngay réglé mais boo teglee ay 2 3 victoire boo ñëwee. doo calculer da nga naan maa mën si àdduna lu taxaw sama kanam dama koy. da ngay firi quoi da ngay nekk à l'aise. mu ngoog xam nga li ma la wax mais bu fekkee da ngay encaissé défaite am nu mu fa demee boo ñëwee da ngay réglé. da ngay bu am ndam xam nga bu baax li ma la wax kiri noonu la demee. dafa jàngat bu am solo la mais fii làmb toll. dafa li ci kanamam ci làmb. gis naa Bawol champion bu mel ni Zallo moom it ñu koy nuyu lu ne def na ko ci làmb fu ne it bokk na ci mbër yi nga xam ni feeñal nañ fa turu Bawol. gis naa ku mel ni moom ñëw liggéey ak Tafa ma gis ni loolu dina yokk lu bëri. bés boo xamante ni ak mbay ndawaan naka noonu bés boo xam ni Tafa am na ci combat maa ngi ko naan Zal fi ngeen toll liggéey bi lan la mu ne ma Tafa bi ñuy xaar ci rapidité rek ak action loolu it muy loo xamante ni dina bokk daanaka ci li Gris wax mais ak liggéey boobu fu ngeen ci toll. waaw dëgg la ñu ngi liggéey ba combat bi ñuy jàmpoon ñu ngi ci doon commencé liggéey sax mais li yàlla dogal mujjul sotti. xam nga gars yi delluwaat ci activité yi mais ñoom ñëpp ñu ngi si ginnaaw ñu ngi déggante Bawol yëpp ay taxaw pour jàpp nekk ci ginnaaw Tapha Tine. muy Salloo maa ngi koy nuyu Mbaye Ndewaan moom moo ma yar. Mbaye Ndewaan moom ku ma xam moom nga ma xamee. mën nañu ne man moo ma formé bokk depuis temps booy. ma koy nuyu moom Mbaye Thioune yëpp ak booy ne ci ci équipe bi yëpp. waaw di wax ne lamb noonu la quoi. lamb noonu la mais Tapha est-ce que
maanaam personnalité yi nga xam ne autorités yi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de Bawol. est-ce que jàppale bi nga xam ne tey dañ ko war a jàppale. ci doomu Bawol comme ni ñu koy defee ci yeneen mbër yi. est-ce que Tapha mi ngi sentir. bépp autorité boo xam ne doomu Bawol nga. muy xam muy ci wàllu commerce ci wàllu côté bu mu mënti doon. est-ce que ni ko yeneen mbëri di sentir ci yeneen gox yi. est-ce que Tapha bi ngi sentir loolu. non man dama naan non ñii ñaan moom ñu ngi may ñaanal. Bawol ñii ñaan te yàlla tax ñu ngi may ñaanal mais ci wàllu koppar dem jàppale Tapha Tine dama naan non. lu tax loolu. depuis Sallo ñoom Mbaye Diouf ñoom Modou Awatine ñoom Kor Diouf ñoom Ili Soukey li may wax ñu ngi may dégg nii la demee ba léegi. amuñu kenn ku ñuy épaulé ku nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale. am est-ce que xam nga ni. ñoom Bada Dione ñoo ciy nekk ci son ñoom Daouda Sarr ci booy yëpp booy Bawol yëpp. est-ce que xam nga man remarque bu ma def la par rapport ak ténor yi nekk ci làmb ji. Balla Gaye Modou Lo. Gris Bordeaux ñeneen ak ñeneen. noonu la man dama ko gis ci yow bokk nga ci ténor yi gën a ñàkk jàppale. non noonu la demee. te loolu pourtant Bawol am na lépp kenn ëpp leen ay ministre kenn ëpp leen ay député maire yeeg yëpp a nga fa mais xam nga bu ñu amee combat dañu leen koy yégal ñoom ñëpp a koy yéeg bésu Tapha Tine amul ku ko ci dul yéeg. moo dinañ déplacer wax leen mais itam xam nga nit mënoo koo forcer ci dara. mais xalaatoon ni yow sa staff comme am na lu yokk ci staff bi. waaw ñu ngi ciy dox yaakaar ni sa staff waruñu commencer jóg di dox loolu. waaw ñu ngi koy yaatal ñu ngi ciy dox bu baax. parce que Tapha quoi qu'on dise mooy mbër. bu bëggee sukkandiku ci liñ koy fay. dis-toi que ni day am ay jafe-jafe. dëgg la parce que ku ne xam ne mbër. ñu koy fay. dëgg la combat bu dem 6 mois ou 7 mois. su amulee ndimbal. bu jógee ci ay supporters am ay am di jàmmam day am ay jafe-jafe. waaw kon nga yaakaaroon tey staff bi nga xam ne tey moo bees ci yow. commencé ko comme sa grand bi toog. dëgg la nu mu tudd sax ma koy. Papa Thioune ak ñeneen ak ñeneen. nga yaakaar ni waruñu liggéey boobu pour bépp autorité Bawol koo xam ne daal Bawol la di tiitaroo sa équipe bi. Bawol mbooloo. war a ñëw une apport ci yow. en tout cas su ma équipe ba ñu koy sos façon tour bu ne gars yi xalaat nañu ko. ñoom Baye Moussa Tine ñoom Modou Sey après ñoom ñoo créé nañ ko tuddee Bawol mbooloo. donc ku dëkk Bawol rek yaa ngi si biir génnewuñu kenn. kon ñoom bu ñu xamee ne Tapha Tine am na bés rek war nañu mën a ñëw taxaw ci quoi ñëw jàpp ci bu baax. ba Tapha Tine am ndam ñëw dooleel ko. am na solo man loolu sax man jooyatuma ko. donc suñu raak yi suñu ginnaaw. man ñooñu laay wax nañ leen dimbali jàppale leen. ne man bu ma takkee ngem ñëw esat bu ma neexee ma dem bu alub kaañ takke fa bu ma ñëwee fekk samay supporter ñu toog. donc mais jàppale bi moom dafa des ci côté Bawol bu baax a baax man moom dama naan non taxawuñu ñu jàppale wuñu mbiri boobu. loolu amul ni ñuy taxawee Gris Bordeaux ak keneen loolu amul Bawol. dama koy wax ñiy ñaan nag ñu ngi ñaan. borom baax yi nekk Bawol di ñu ñaanal moom ñu ngi ñuy ñaanal loolu moom c'est sûr dafa leer. voilà noonu la demee. Cheikh Tidiane moo bëgg a dolli foofu non ci par rapport li ñuy wax ni ñoom ñaar. waaw yéen les grands ténors là. man consultant. man bu ma jëlee ténor man je suis pas ici. non mais. non damay déglu dañuy waxtaan da nga bàyyi nga. non. non ma bàyyi nga. man consultant la. waa léegi dégg nga Tapha Tine bu ñu yamale même pied d'égalité. dëgg la parce que kii invité la. dëgg la man je suis un consultant. waaw d'accord invité la. yow consultant nga. waaw waaye dama lay laaj beneen laaj. non mënoo ma laaj de mënu ma nekk consultant nga may laaj. non dama la laaj. dama bëgg a xam ci làmb dama la laaj. non invité dañu am invité. mën naa laaj fu nga leeral ma. ok damay laaj. dama lay laaj. am naa droit laaj la. waaw lu mu bëgg laaj. laaj. loo bëgg laaj. dégg nga ba léegi yaa ngi en activité yow da ngay bëggee ba léegi. man. waaw tontu ma waaw wala déet. loolu du question. ah déet non mais attends. non du question. ah. loolu du question dama ne. loolu du question. da ngaa bàyyi bëri. du question li ma wax. bon d'accord léegi comme que da ngay daw wax bi. bàyyiwul comme que da ngay daw wax bi léegi. waaw d'accord léegi man par rapport li ngeen doon wax léegi ci loolu laa bëgg a ñëw. waaye yéen man dafa am lu ma jaaxal. ci sportifu Sénégal. sportu Sénégal wax ma bitim réew de sportif Sénégal yéen a ci ëpp xaalis. ngeen di wut bu leen di dimbali. macha allah. maa ko wax. waaw bien boo ngeen ma ne. sportif yi nekk fii Sénégal. en activité. yéen a ci ëpp xaalis. cachet ay centaine de millions ngeen di am. waa léegi kuy am ay centaine de millions lu muy doyee. yeneen ko leen di doyee am ndimbal.
ah mais bien sûr yéen de attends li waaye yéen yow li nga am mais bàyyi bu tontu la kay yow dina la jëm non Gomis il faut ñuy am ñuy jàppale mënul ñàkk. waa am sa copain ana sa. am sa copain bu ñu la fay cachet bi 100 millions lañ la fay. non mais dañu lu genn wàll gi yëpp da nga koy def ci lamb ji. ah donc sa kaar fu mu ne ci àll bi man mi dëkk village benn man mi dëkk village xam naa ci dara samay supporters fu ñu nekk kaar dama leen di jëli. da ngay togg ay kon yéen supporters ñoo ñëwal ba ko yéenee fay supporters yi pour ñëw. non xam nga am na booy yoo xam ne nii da nga leen di jàppale jënd ay billets et tout luyee leen kaar yi ñu dem. mooy comme li ma Gris expliqué rek xëy na Gris mii toog xam na li may wax xëy na moom am na lool. non yéen a xam kañ waaye ñun xamul. waaw mais man moom franchement lu bëri maa koy séeréel suñu bopp moom na leer ci boppi bawol yëpp. noonu la demee xëy na sa waay moom am na ñu koy taxaw ak keneen ak keneen. leer na ci bopp mais man samay affaire mais maa Cheikh koy Tidiane séeréel. waaw am na lu ma leen bëgg laaj ñoom ñaar. waaw léegi Gris ak Tafa. loolu du combat ci la loolu combat la ñoom ñaar de wala. yow ci ñi la non sa waay tey sa waay dafa ñëw tey pour laaj ma. waaw man xam nga lan la Cheikh Tidiane wax leen ndax seen yooyu ngeen di bàyyi. yéen ñaar ñi combat la. yéen ñaar combat la de nañ ko tëgg léegi. Cheikh Tidiane wal ko daf koy tëgg. li ma wane c'est pas li ma wane ni ah waaw dama ci dugg laa mën a nekk consultant yow Gris moom du bëgg a tontu. man nan laa mën a nekk consultant waaw. invité waaw. nga koy laaj. naan ko da ngeen di bëre. waaw day d'accord. mais entre parenthèses man maa ko invité Gris entre parenthèses mais loolu fan la am ci àddina Gris Bordeaux. entre il est parenthèses en activité wala nekkoo en activité. loolu du question loolu du question dama ko xamal doo bëre. di ko la mais dama la day bëri kay day bëri. Tapha Tine nan la may invité jàkkaarloog moom waaw di ko laaj bëgg ñu yem même pied d'égal même consultant la fii waaw d'accord. bu ñu amee pour question nañ ko laaj raison de plus. nangul nañ la ko. consultant international consultant Walfadjri nga. waaw kenn weddiwul loolu. waaye ñun ñii man nga xam ne man bu may laaj. xanaa kañ du ma topp di wax damay laaj yow. waaw loo ma laaj li ma la laaj kañ ngir yàlla xanaa parce que uy ma. xoolal ñu bëri ñu ngi may envoyé ay message di ma koy laaj. dina laaj la ñu naan ma waa kii xanaa dafa bàyyi bëri. parce que tontu leen. parce que tey tontu leen. non bàyyi ma tontu bàyyi ma laaj yow tontu la ñooñu laay tontu parce que amul benn droit posé ma question mais tey amu tey ñun Sénégal amuñu habitude di innover man je me suis dit que ni tey ñun rek ñoo am habitude pour être consultant il faut nga dem ba bàyyi. kon da nga ngaa dem bàyyi ba bàyyi li sport nga doon def mais loolu pour man tey un lutteur bi nga xam ne tey te émission bi kañ ba kañ la sax lundi d'habitude dañ koy tey lañ koy soog a def direct man def tey laay soog a def am déet émission bi direct la moom xoolal direct yow sa consultant bi dañ ko xoolaat. dañu xoolaat sa consultant mais empêché wu ma maanaam tey yow nañu xoolaat sa maanaam tey empêché wu ma tey empêché wu ma def liggéey bi comme il faut comprendre ça veut dire que tey ñun ñoo amul habitude nekk en activité di def genre liggéey lii parce que tey lii tey day démontrer que ni tey làmb am na war na am beneen visage. en plus Walfadjri ku gis xam plateau yi ni muy déroulé nii nga xam ni am na beneen astuce bu fi nekk. parce que dem maa ngi la dégg nga koy wax. dëgg la waa Gris également. Cheikh Tidiane am na droit laaj parce que tu es consultant sa titre la. am na droit parce que am na droit. am lan mooy consultant. li nga doon consultant attitré à la lutte. ok ñun question bu ñu mun ci am. même bu dee boo leen am rek consultant mën nga jàkkale mën na la ko laaj parce que yow da ngay leeral. ok kon jox naa leen ko léegi. jeex na. waa léegi tontu waa léegi. kon léegi nag yow tu es toujours en activité. non surtout man actuellement nii bokk naa ci mbër yi ñu gën a. léegi yow sa combat ak Tapha Tine bu noonu li combat la de. combat la bien sûr moom la wax. ci sama invité la. waaw d'accord dama ne tu es en activité. je suis en activité moom il est en activité. combat bii. booy ma ne waaw Walf tëgg. mais combat bi nekkul en jour parce que gis nga tey combat. waaw Walf daf ko bëgg a tëgg. waaw tey Walf. waaw. mais attends man Pape Alioune. waaw di ko seen discussion bu sànq bi Cheikh Tidiane di contrer. man ànd naa ci. parce que je pense que c'est pas Tapha Tine étant fils du Bawol. mu am ay autorité Bawol. seen doom mooy wàcc di bëre ji. am nañu droit. am nañu devoir. ça même s'il était payé à coups de milliards. mais ne serait-ce que pour l'honneur du Bawol. war nañ ko mën a jàppale ci lépp. xam nga sànq. foofu li ma ci bëgg a dolli ni ko
kenn ku ci ne li nga doon fa nga fekk baax bokk nañ ci ñi la ko def bien entendu jàmbaar amul ku yàlla jàppale moo fi ne tout à fait muy ay ndombo tànk muy daraja bu tax ñu xam la muy cër boo xamante ni moom la lay gunge ay guddi la rek am na ñu ko fi yoroon am na ñoo xam ne tey delloo nañu ko am na ñoo xam ni seen i jëf mooy seen woyu tey mooy seen bàkku ëllëg kon ku ci ne fa nga jóge fonkal gox ba waaye doom yi nga xamante ni ñoo fekk baax ci gox ba jàppale leen man de Thiès ga ma dëkk di doomu géwél rama démb laa fa jóge ànd fa ak sama frère Moustapha Mbaye boroom mouvement ñun ñëpp fa tubaar fa kàlla mu joxe ay suukaru koor ak ay teraanga ci këru diine yi ak ay ndogu kon dandu leen kër ma dooki jëf jooju dama koy seede loolu mooy àdduna jëf ju baax amul tànk waaye day dox kon Tafa li mu wax ñu fekk baax bawol nañ ko jàppale sëñ man dama kontaan ci Tafa boo gisee sama question boobu Tafa dafa wax loo xam ne lu am solo la moom mu ngi combat mu ngi bëri kenn jàppalewu au nom du Bawol kenn jàppalewu ko moom tey man ma kontaan waaye yow dégg ma yow da nga am ay sponsor moom amu ko man dama la bëgg a laaj yow aca waxal man Nicolas comme li nga wax ci Tafa léegi xam nga ba tey man mbër laa comme moom lu ma remarqué la lu ma remarqué la parce que tey boo xoolee mbër bi ëpp jàppale moo gën a naxare daal tout à fait parce que làmb dafa am ay boo jegewul mbër sànq Cheikh dafa na ñun sport ñun mbër ñoo ëpp xaalis ci Sénégal da nga koy wedd boo jegee mbër boo amul ndimbalu suñu borom am staff parce que fi bëri la fi ay mbër yoo xam ne tey amul xaalis bu jaarul seen loxo te tey boo la rombee ci mbedd mi da nga leen di yërëm bien sûr non da nga leen di mere parce que tey benn da ngay am ndimbalu suñu borom am staff en dehors de la lutte ay grands yoo xam ne dañuy bëgg parce que tamit les Messi et les Ronaldo xamuñu investissement dañ jël ay nit spécial yoo xam ne tey xaalis bi ñuy fayeeku ñoom ñoo koy récupérer di ko investir mbër am na si ñoo xam ne niveau bi dégg yaa ma gën a xam xaalis nekkul ñëpp ko xam tu peux gagner des millions te tey boo amul ay nit yu nekk sa wet ay grands yoo xam ne dañ la bëggal sa avenir u ëllëg jël la defar la ay investissement à long terme yoo xam ne tey bis boo bàyyee bëre nga ne lii kat naa ko fi defoon loolu boo ko amul di nga am problème ëllëg yoo xam doo ko xam foo koy kon yow amoo ko foofu yow amoo ko yow foofu non foofu sax man li ma ciy dolli loolu mu wax ci investissement bi nee na am na mbër yoo xam ni am na koppar yu bëri yu jaar ci seen loxo tey jii bu nu bàyyee bëree di nga leen xaw a yërëm foofu it nag mais foofu nit ki tamit li nga xam ni yaa ngi ciy gagné da ngay sàcc sa bopp di def di préparer sa ëllëg dafay jaar mais ci wàllu jàppale ni ko ci wàllu jàppale foofu appel bu may lancé la ci seen biir am na ci it écurie yoo xam ne mbër yu mag yi ñu ngi koy def ndax yenn saa yi mbër mu ndaw woo la mi ngi écurie sàngam ne la man kat jóge naa entraînement wala dem naa voyage tudd le chef de file ba fa ne moo ma wutal visa wala moo ma daggal billet mbaa it mi ngi may jàppale maa ngi liggéey ci béréb sàngam foofu it mbër yu mag yi ñu ngi koy def am na ci ñu koy def du ñëpp waaye ñu koy xaar ci ñoom it ñuy jàppale seen rakk yi bootu ci écurie yi ndax ñooñu it seen loxo jotul seen ginnaaw ponk boobu ban xalaat ngeen ci am. non comme par exemple dama lay wax ni comme lamb du métier. du métier tey yaa ciy nekk ba nga xam ni am nga ci chance boo xam ne permettre la nga boole ko ak sa métier. parce que parfois tu vois un jeune lutteur bu ne man lamb mooy sama métier lamb mënul nekk métier parce que tamit sport étude da ngay gis gars yi di ko def da ngay sport de haut niveau boo xam ne da ngay def étude mais tey man dama condamné un jeune lutteur bu ne man defuma dara bëre damay dem entraîner ñëw tëdd lekk non tey yow léegi tey boo gisee tey mbër yu mag yi dañu dem tey ba làmb tënk leen ba nga xam ne ñu ngi ci am loo xam ne tey permettre leen ñu boole ko ak seen liggéey loolu mooy tax tey nga bàyyi métier bi nga doon def. man dama doon liggéey. 90% des. mais giri foofu doguma la dama doon dégg ñu naan amul lu ma liggéeyul ci àddina giri loo xalaat nag sport yëpp def naa ko. mais foofu doguma la parce que man dama avant métier man amul métier mais métier parce que métier yëpp def naa ko. man pour vous dire vrai. passe partout amul discipline bu ma defoon avant man avant may def bëre ñëw foofu amul discipline bu ma defoon. mais doguma la da nga dugg ci ponk bu am solo pour mbër yi ñuy am métier dama doon dégg ñu naan dañuy fexe école de lutte ak écurie yi ñuy gunge yenn métiers yi di ci dugg bu ko defee xale yi ñu leen ciy yabal ñu ciy liggéey foofu it yéen mbër yu mag yi ndax tey jotul ngeen def jéego yoo xam ni loolu di ngeen ko gën a dooleel.
ngir mbër yi mais Pape Aline loolu pour mu dem day jafe. day jafe. day métti Gris bi nga xam ne li may wax. actuellement moo nekk suñu président leader yëpp. moo tax ma dugg ak moom foofu ndax mu bokk ci seen combat. waaw ba mais ngeen fexe am métier yu ngeen inséré ci écurie yi. xam nga il faut ñuy nangu ñoom lutteurs yi bu ñu wootee réunion ñuy dem. donc xam nga di waxante dëgg fi dégg nekk ñu laal ko xam fan la cause bi nekk. Gris xam na li may wax. mais da ngay woote dañuy ñëw di ñëw. ndax ñu dinañ ko yëg. problème mooy message bi dina jàll. waaw message bi gën a jàll loolu mooy problème bi. waaw loolu bokk na ci sama ay projet ah. tey ëllëgu mbër. ëllëgu mbër. tey bokk na ci loo xam ne tey maa ngi ciy waxtaan ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla niveau boobu am nañ ci xam-xam trop. ëllëgu mbër. mbër am ay métier parce que tamit autant ñu ngi ci doon à l'époque li ñuy wax état continuité la ah. parce que tey bi fi góor gi Ablaye Wade nekkee suñu président bi fi nekkoon amoon nañ ay projets yu mu tegaloon pour mbër yi ci wàllu mbay ak sàmm. mbay. maanaam Prodac mutuelle de santé ku mutuelle de feebar santé faju loo xam ne c'était tellement avancé mais li ñuy wax ci ISRA ba ubbil ñu lépp di dër maanaam affaire bi ba maanaam amoon benn mbëri ku ci nekk ci wàllu agriculture ci wàllu sàmm gi lépp xam nga mais ak état bi ñëw président Macky Sall ñu ngi koy lancé appel ni état continuité la te loolu mbëri on est plus de 8000 et poussière am na si ñoo xam ne tey seen ëllëg tey kenn xamul mais Gris boo xaalis gënoon na xaalis bu bëri sax. non xaalis gënoon c'est des milliards. mais après écrit yi. après non dafa bu yokk. non xam nga ay terrain yi ngeen bayee ñu ngi ko doon wax. boo xaalis génn xam nga Pape Aline bàyyil bu ñu waxee. non Sën Diagne ba dugal foofu. non Sën Diagne foofu non dama koy bàyyi mu wax. mais xaalis gën waaw xaalis gën ba pare ñuy partager écrit bu ne ñu lay jox ay 40 000 man dama waaru sama écrit xaalis fa ñëw. xaw ma benn 50 000 après booy doon contact ñu seddal leen ko loolu nan la avancement di amee. dañ ko waroon a yóbbu ca tool yi ñiy béy. maanaam tey noonu la waroon demee. maanaam tey comme par exemple. mais li wax ci Prodac c'était juste pour tey mbëri ku ci nekk site yi nga xam ne côté bi nga dëkk tey avec des ingénieurs déplacés. mais Gris encore loolu il faut ngeen jóge ci. parce que ku mel ni man loolu dañ ma ci yuus déjà tey bu ñu woote woon pour ma dem ci problème la aussi. mais continue parce que man yóbbu nañ ma ba site bi ne côté Bawol ñu ne ma lii pour yow la ci yow la ñu koy def. mais amul suivi. amul benn tey comme par exemple comme li muy expliqué nii. boobu lu am solo lay expliqué. non li muy expliqué man tey en tant que lutteur le président des lutteurs en activité su ma li nga xam ne tey bokk na ci li nga xam ne mooy sumay premier pas. mooy tey réanimer système bi muy wax nii ci wàllu Prodac parce que moom mii di wax ak yow nii jëloon nañ ko yóbbu ko ba site. très bien site yoo xam ne tey fa la wala avec des ingénieurs yoo xam ne xam nañ wàllu mbay ak yooyu. mais France mais comme que nag yàlla def na ay changements. non mais am na ci loo xam maîtriser wu ko man loolu dinaa ko piloter avec des experts. mais loolu il faut nga jóge ci wax ko. parce que man ba ñu fa yóbboo suur bi dama leen ne boo yàlla mu ngi waaj a taw ñu ngi toll ci période rouge comme nii ma ne la jox leen ma ko ma tracé ko dugub en attendant ñu xool ndax dina dem wala dem te bu ñu ma ko joxoon day dem wallahi al azim mën naa teel sama bopp machine ak fos léegi béy ko du yàgg li hectare bi yaatu. non xam naa période boobu période tëgg wëndeel la woon rek. mais incha allah am na mbir yoo xam ne dinañ ko. mais il faut nga jóg ci yooyu. yooyu moom il faut nga dox di. waaw Gris kon daal li ñuy xaar ci yow daal mooy kon engagement yi ngeen ciy jël ak jéego yi ngeen ciy sumb ngeen matale ko loolu it dina ci am solo xanaa ñuy leeral net ni écurie Rock Énergie ñoom it amal nañu seen assemblée générale démb ci biir assemblée générale ba am nañu président bu yees président Cheikh Sow tekki na ndomba tànk bi mu yoroon jox ko Khadim Gadiaga kon président Cheikh Sow moom it ñu koy sargal bu baax a baax yàgg na sonn ci mbëru Rock Énergie ngir ñu am combat yàgg na sonn ci ñoom ngir ñu dem ci émission ak yeneen i jéego yooyu it bokk na ci li ñuy xaar ci président écurie day jaadu yi rafet ci ñoom ci seen liggéey ñu koy fesal dafa tombeeg waxtu wi dab nu looy tàggatoo. waaw di la sant Pape Aline di sant Gris champion di ko ñaanal jàmm di wax ne waaju ñëkk ki ñaan la wax dëgg yàlla. waaw bu tax na maa ngi koy ñaanal moom njabootam yëpp. di sant aussi Papa Thioune aussi maa ngi koy sant bu baax vraiment mu ngi taxaw Tapha Tine taxaw bu mucc ayib maa ngi koy ñaanal moo ay soxnaam ak frère am yëpp. di siyaare sama tons yi tey nga xam ne bokk ak ñoom plateau bi rek vraiment am naa ci kontaante bu yaatu daal. vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Refane aussi
di leen siyaar bu baax di siyaar sama sœur Khadija ak sama doom Mame Diarra di siyaare njaboot gi yëpp daal di kontaan ci ñëpp di leen wax ne jaajëf bëgg naa loolu ci émission bi tey jaajëf. Gris Bordeaux looy tàggatoo. waaw Pape di am contentement di kontaan lool jàkkaarloo ak yow ak suñu champion bi nga xam ne moo nekkoon suñu invité tey muy Tapha Tine muy wax dëgg yàlla mbër mu soxla jàppale surtout nag bool ñu nekk ci ginnaawam jàppale ko parce que mbër moom kàttanam ak dooleem mooy gannaawam. mais instant yi dafa gëm ne ku ko jàppale ci koppar mu dem ku ko jàppale wut mooy loolu mu yéenu roi bi yóbbu ko Bawol. incha allah nañ may ñaanal rek man ñaan yi ma oppal intérêt moom a gën a intéressé instant yi. incha allah yàlla na def loolu. incha allah voilà mu ngoog. di am contentement sama grand yi nga xam ne grand El Hadj Amadou Diaba wax dëgg yàlla muy suñu fierté au niveau de la Médina xam nga di nuyu son petit frère xaw ma son grand frère yaa Cheikh ku mag. waaw mooy nuyu frère am waaw Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma koy nuyu lu bari suma grand Nicolas Cheikh Ahmed Tidiane maa lay ziar ku compliqué la nag sama sister maa ngi lay ziar lu bari ak musóor bi nu mu rafetee di kontaan trop ci téléspectateur Walf TV yëpp ba incha allah ba beneen jërëjëf kon man li may tëjee rek mooy waxtaan wi am na solo tënk na ponk yu bari dafa wàllu jàppale goog nga waxit ci kilifa yi fekk baax Bawol ku mel ni Mor Ngom am yéene lool ci doomu Bawol yi man dinaa ko jotli ak ñi ko jege moom it yàgg na féete doomu Bawol fu bari tàggatoo bi mooy lan sant ñëpp gërëm ñëpp borom bi nga xam ni moo mën fu dara dewul mu def fa ba mu bari lool nim ko misaale ci giif ba mu jur guy ku ci ne yal na la yàlla defal lu ni mel ci say mbir Lirou Diane moom it fàttewuñu ko dafa am bés bu mu dëgmal muy bés boo xam ni da ciy sant da ciy ñaanal ay waajuram muy doon 2 fukki fanu koor guddig maam Cheikh Ibrahima Fall muy dimanche gi nu dëgmal at mu jot nag ñu fay dajeek njabootu làmb ak yëpp moom it ñu bari fonk ko ndax jikkoom Sonarama kon yow it ñu lay jaajëfal di jaajëfal Nicolas ak équipe bu RDG yëpp sant ak gërëm jërë ngeen jëf. mi nga ñu jaajëfalaat ko bu baax moom Pape Alioune Mbaye ak Gris Bordeaux consultant am naka noonu seen invité di rek Tapha Tine un grand lutteur jaajëfal waa équipe RDG Nicolas Mamading Sonko Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ak seen gan naka noonu également El Hadj Amadou Diaba mbokk yi yéen tamit téléspectateurs yi ñu leen di jaajëfal ndax saa su nekk yéen a ngi toog jàkkaarloog ñun ci seen émission le grand soir comme cela se passe tous les soirs sur les plateaux de Walf TV ñu fas yéene joxante dig daje nag ëllëg incha allah ci balance bien sûr waaye nag dinaa remercier équipe technique bi Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Diop Pape Gora Gueye Amdi Sidibé Khadim Mbaye daal di jaajëfal Serigne Aliou Keita noonu tamit la ñuy tàggatoowee rek fas yéene ba ëllëg incha allah ñu ñaanal leen kenn ku ci nekk guddeeg jàmm ak salaam